jaajëf Papa Alé ñu koy nuyu baax moom mi nga xam ne rek moo nekk ci circulation bi du ñu xoolal dem bi dikk bi ndax ñi nga xam ne ñoo ñu teewlu ci Zik FM 89.7 nekk seen i oto ñu xam nag fu ñuy jaar ndax dina ci baax ñu jox leen circulation bi actualité bi Siré maa ngi gis ki nga xam ne moom mooy Fakha Dara moom mi ngi nekk ci Sen TV l'officiel di réagir mi nga xam ne kon faw ñu miser sur prudence bi ndax nag sa France ni ki rek démb lu toll ci 16 xam nga 14 départements dañu delluwaat ci confinement jamono ji nga xam ne waa agence européenne des médicaments ñu ngi doon amal ak janox taskatu xibaar yi di dalal xelu askan wi nekkoon AstraZeneca mën nañ ko jëfandikoo ba léegi. waaw bu ñu ko waaw c'est vrai que su génn bi moom dina ci baax parce que xawoon na indi un peu ay jiixi jaaxa yu yegaar ak ñi ñi vacciné woon mu am ay effet secondaire mais ci loolu comme am na jiixi jaaxa souvent en médecine et que même dans d'ailleurs d'autres domaines su xawee comme amante ay werante rek nit ñi dañuy préférer jiital ce qu'on appelle le principe de précaution. Maintenant est-ce que le principe de précaution ne voudrait pas que comme vaccin wu chinois bi moom daanaka amul coow lu bari ñëpp reconnaître nañ FM est-ce que suñu gouvernement du jéem a xool aussi yan pexe lay def ba jéem a amaat ci vaccin wu chinois yooyu. parce que en termes de perception mel na ni moo gën a dal xelu askan bi. le temps que ñuy xool ak AstraZeneca ba fan lay mujjee. ba fan lay mujjee AstraZeneca kon ñu ngi ko OMS organisation mondiale pour la santé ñoom ñu ngi ne mën nañ ko continuer di ko utiliser ba léegi donte nag fii ci Sénégal na ñoo xam ne seen xel mi ngi ciy tey ba léegi. xam nga dafa am benn question boo xam ne foog ñu def ko ci wàllu AstraZeneca parce que Sinopharm dëgg la naam rapport yi ñu am ak Chine tax na ba ñu jënd si lu tolloog 200 000 doses am yeneen doses yoo xam ne fas nañ ko fi yéene jëlee également AstraZeneca nag c'est parce que initiative COVAX dafa déjà dugal AstraZeneca ci li muy boole ci vaccin yi ñuy jox Afrique parce que quand même bu dee li ñuy waxante dëgg mooy ni Afrique peut-être amul njëgu mën a am vaccin yi mu soxla par rapport ak askanam parce que boo xoolee ci xayma lu ñu la wax 200 000 doses Sinopharm 324 000 doses yu jógee ci AstraZeneca donc bareegul noonu nu ñu ko jàppee am yeneen yu war a ñëw mais AstraZeneca également sur le plan du coût moo gën a moins cher surtout par rapport ak dëkku Afrique yi parce que bu ñu xoolee day méngoo ak c'est quelque chose comme 1700 francs CFA benn dose nga war ko renouveler mais il faut nécessairement que l'État du Sénégal parce que ñoom ñoo yore wàllu xeex bi dem également explorer les autres pistes parce que au début on se souvient on avait parlé de 5 vaccins yoo xam ne dañ ko homologué wala en tout cas mën nañ ko utiliser AstraZeneca moo ci siiw ak Sinopharm parce que moom moo agsi Sénégal mais il y a également Sputnik V bi nga xamee ni même dëkk yu bari ca Europe ñu ngi koy commencer di utiliser ba ci Allemagne ak yeneen i réew Sputnik V boobu également par rapport ak même conservation bi doon loo xamee ni mën nga ko conserver à une température de réfrigérateur yi nga xam ne am nañu ko fii c'est entre 2 ak 8 degrés am Moderna bi nga xam ni ak Pfizer BioNTech ñoom it tamit seen conservation gën a compliqué waaye tamit seen njëg gën a cher. Alors est-ce que dañu war a dem ci li gën a moins cher ba lor sa askan wala dañu war a dem ci loo xamee ni dafay arranger sa askan mën leen a jàppale parce que il faut pas oublier comme kii di Moubarak Lo ci bureau prospective économique lu mu wax ci ay sondage am nee na ci téeméeri sénégalais yoo jël ba tey ji lu tolloog fanweer ak ñeent ba léegi nangu wu ñu vaccin bu mën a doon muy AstraZeneca muy Sinopharm muy beneen ak beneen mais comme nee nañu ni moom mooy solution transitoire peut-être pour génn ci situation bi il faut nécessairement maintenir également la communication autour des bienfaits ou non du vaccin mais nañu bañ a nëbb askan wi li xew France nañu reprendre nañu parce que ils avaient suspendu provisoirement temporairement l'usage ou l'utilisation de vaccin AstraZeneca suñuy scientifique suñuy médecin comité de gestion des crises ak yu ni mel war nañu gën a appuyer wu si lu ñu wooyee pharmacovigilance ba xam ñi ñu jotoo vacciné première dose am nañu tàmbali am deuxième dose ndax am na ay effets secondaires mais il faut rappeler aussi que sur 5 millions de personnes ñuy vacciné ci AstraZeneca 30 ñoom ñoo ci am boobu la jafe-jafe te wax nañ ko je le répète depuis un certain temps maa ngi koy wax di ko fàttali am na ñoo xamee ni
garab bu am codéine arrangé wu leen ku mel ni yow. waaw man moom da lay feebar. am na ñoo xam ne bu ñu naanee Doliprane feebar. Doliprane bi paracétamol nga xam ne paracétamol moo ci ne pour bopp bi metti yaram bi metti nangam. am na ñoo xam ne bu ñu ci naanee benn doom boo mayul ñu yóbbu leen urgence. donc effet indésirable c'est normal ci lu mu mën a doon ci garab comprimé rawatina nag ci vaccin boo xamee ni biñ ko defaree ci diir bu gàtt lañ ko defar mais na suñuy scientifique yu Sénégal waxuma yu France wala yu Europe wala OMS mais suñuy scientifique am nañu xarala gi nañu wax sénégalais yi mais en des termes clairs ba ñoo nëbb lii baax na lii dëgg la naam peut-être boo ko utiliser am na nangami jeexital wala jafe-jafe mais nañu wax ak askan wi dalal xelu askan wi également parce que ci mel ni sama yaay maa ngi koy nuyu bu baax moom nee na man vacciné wu ma muy AstraZeneca muy Sinopharm muy keneen doonte sama papa yàlla wéral ko moom it vacciné wu na donc ci biir kër da ngay ñëw kenn ne la damay vacciné keneen ki ne la vacciné wu ma non c'est vrai ñoo bokk cas de figure man ba nekk kër ga moom it la même chose bu ne du vacciné wu mais bon ñu ngi jéemee naxtaan ak moom boo vacciné wu codéine bi ngay wax moom man moom bokk samay mbir laaj ko sama frère bi tamit Massamba Ndiaye mi ngi ñuy seetaan moom viemance ñoo ko jëlandoo waaye après 5 minutes ñu ñuy yee parce que xam nañu bu yàgg kon codéine moom Massamba viemance ba koy nuyu bu baax moom ak jabaram jamaso tax ñuy seetaan fajar gu jot léegi dañuy ñëwaat ci laata El Hadj Ahmed Aïdara di ñëw waa régie El Hadj Ahmed Aïdara nañ ñu ko defal signe ndax il est exactement 7h passé de 46 minutes alors Siré ñu ñëwaatee un peu ci li nga xam ne moom mooy li ñu war a lever di état de catastrophe sanitaire bi xam nga dañ ko war a yëkkati à partir de tey ji 0h kon nag gars yi dañuy delluwaat seen i activité yaakaar naa leer na ma samedi moom boo génnee ci guddi Dakar xam naa foo sànni mbatt mu tax ñëpp dinañ génne mais aussi nañu bàyyi xel ne fu mu nekk ñoo war a nekk suñu magum bopp ndax am na ay protocole sanitaire yu nga xam ne nii signé woon nañu ko donc loolu mën nañ ko respecter moo xam ci boîte de nuit yi salle de spectacle yi ngir ñu mën a mucc ci corona bi waaw man sax foofu ci li ma ci doon xalaat mooy bu ñu mënoon a trouver benn formule gouvernement bi société civile entreprise ñu dem vers ce qu'on appelle la gratuité des masques après ñu def ko la mise à disposition dans des lieux de rassemblement ça veut dire que masque Sénégal kenn dootu ko fi jaay bërëb yi nga xam ne askan bi dañ fay daje ñu ko fay joxe mu nekk gratuit donc mu nekk premier acte bu ñuy def contre nga xam ne léegi ñëppay takk masque bu di bus yi Dakar Dem Dikk par exemple démb c'est cas ma démb dama jël P8 bi di ñibbi fàtte sama masque bureau bi ma demoon mais receveur bi moo ma jox benn masque c'est-à-dire que moom am na benn boîte masque cas yu demee noonu mu may la donc nañu multiplier c'est une belle initiative donc nañu multiplier également interpeller circulation bi justement très bien mais ak message bi d'abord ba pare jël masque dem la donc léegi par exemple gouvernement bi su jëlee loolu jël bàjjenu gox yi chef de quartier yi jeunesse yi bitik yi et cetera ba nga xam ne les points de rassemblement mu dispo nga xam ne yow parce que loolu dafay am tamit des fois mën nga xëy cate am benn 200 war cee passe aller retour donc loolu doo ci mën a jënd masque situation bi fa bëri wala mën nga ko fàtte ak yeneen donc pour man acte bi ñu war a njëkk a posé ci registre bi mooy état bi xool nan lañ koy defee gratuit disponible boole ci ak sensibilisation. alors sunu politiciens yi doon maye début vaccin début pandémie bi ñoom ñëpp dañ doon maye ay masque de. am na ñuy maye masque. am na ñuy maye ba léegi am na ñuy maye gel hydroalcoolique ba léegi. am na bon xam naa ni dañ koy nuyu déjà. xam naa anticiper mais moom doon na maye. maye na masque maye na gel maye na lu bari moom maye na fi ay masque nag maye na ay gel. waaw maye na masque maye na gel. c'est vrai mooy tokkaas de maa ngi nuyu ñëpp gis naa léegi am ko bind ne Ahmed bàyyil tardé. non monsieur le maire da ngay wax nañ njëkk nag monsieur le maire nag. escalier yi la wala. escalier yëpp. non nekkoo am ñàkkoo physique boobu ñun xam nañu physique baa ngi fi ba léegi. non dama ci bagage yi ci suuf. bagage yi la. waaw. dama benn maire bu tudd Bintu Samb. dama dajeeg moom. mais dafa wax di la ñaanal yow ak Mansour. ak Mantu bay jooy ma ne il faut que ma àggale ko. nga nuyu ko maire bi mi ngi tudd Bintu Samb. maire Bintu Samb yaay maa ngi lay nuyu. technicien non mi ngi dëkk usine ñaari tali wetu dibiteri Baye Marik mi ngi liggéey. dañ ko war a seeti sax. voilà mi ngi liggéey technicien de surface la ci école bu nekk. waa jël nga numéro wala. waaw jëluma numéro mais non jëluma mais turam laa jël Bintu Samb. non il faut que ñu wane ko. ñaanal na la yow ak. jox na la lépp détail yëpp jox na. non détail yi des na de.
téléphone day des. yow boo taxawee si tës rek boo ci waxee Bintu Samb léegi. wax nga dëgg après nga jox ma feuille bi Siré. d'accord après nga jox ma feuille bi. jaa jëf Siré. waaw. jëf. Birahim de moo nekkoon guide touristique bi. maa ngi leen di gis. dina doon guidé njiital Pastef. dañu amoon touriste. mais Bougane moom kañ la ñuy seet si moom. njiital gëm sa bopp. Bougane moom dafa mel ni dafa ragal sunu locaux yi. mais pourtant mënoon nañu seet si rek. nekk ci tëj aussi. pourtant mënoon nañu seet si ñu masawuñu de. duñ ko fi gis fajar gi moom très rarement nga ko fi gis. ñu doog a démarrer. wala Siré ah. day politique. waaw gars yi tëj nañ ñu du ñu ñëw seet si. moom gën sa bopp. waaw pourtant même tonton waroon nañoo seet si. si yoon. même Macky waroon nañoo seet si. def nañu liggéey bu am solo. voilà. daal di indaale affaire yi Macky bu mu indi dara. non Bougane laa wax Bougane. waaw Bougane xanaa. comme fekk man waa région ñu bëgg jaxase ne nañ Babacar Diagne tamit war nañ ñëw seet si. non Babacar Diagne baax na merci. vraiment rey ma ba pare jaale ma moom doy na. c'est que waa région ñu bëgg jaxase Birahim nga ne. su ñëwee Babacar Diagne. man du ma nekk guide bi. doo ko déet Birahim kay yow kay Birahim. tu as été choisi comme guide de maison. le médiateur de la maison. voilà yow moom ku ñëw. yow jiitul rek ñu topp sa ginnaaw. vraiment yow moom Birahim moom. loolu moom cëree leen ne ko Babacar Diagne daal bu ñëwee. nañ ko bàyyee Birahim. wala ñu andi Siré. non délégation ba est-ce que délégation des médias bi dinañu bari. en tout cas man moom du ma ñëw. bariwul bàyyi rek ci kër gi de. du ma ñëw même Bougane buy ñëw sax dinañu xool ba xam dinaa ñëw. doon nuyu Yaas mi ngi seetaan. ah Yaas daal moom li tax ñëw. bu ko meree 2 jours yi metti na ma quoi. bu ko meree. dina ñëw lundi incha allah. dina ñëw. dina ñëw lundi. kon maa ngi koy nuyu Yaas. sama Yaas ñu ngi lay ziar. waaw nuyu ko baax mi ngi leen di seetaan jamono ji. vraiment Yaas ñu ngi koy nuyu de. waaw ñëpp ñu ngi koy laajte nag nee nañ dañ koo nangu. et puis bon week-end récupère bien. moo ko tay de. bien. mercredi jeudi vendredi xam nga fin de semaine aussi batterie day wàcc de. waaw nga dëgg. dañuy débrouiller nii rek mais affaire yi. dañuy gré ku rek monsieur le maire. ayca yéen a kaay groupe des médias. fi mu ne yéen a kaay ñëw ak ñun ci lii comme film. ay policiers yu dem doon songi ay Samba Sura Bali yu dicté seen loi ca Rudis xale yi mujj topp policiers yi xeex ba jolli. xeex ba. ay ko ngi nii ne may te nee nañ sax yóbbaale na benn pistolet wu benn policier ba dama loxo ba. waaw. Ousmane Sonko ngi nii ak Evelyne Mandiouba démb nag dañoo ñëwoon fii ci des médias mais Siré mais ñu ne ci kaso yi 11139 déglul de ba ma daaneel góor ñi rek juróom-benn junni la ñu ak fanweer. jigéen ñi téeméer. 108. ak juróom-ñett. jigéen 6030 ci ay góor 108 femmes. gaa yi mën a def. Sénégal ba mu daj 60 mineurs. waaye loolu yëpp nekkagul coow li de xam nga lan mooy coow li xoolal ci 11139 yoo xam ne dañ leen a denc kaso mais 4941 personnes yëpp dañ leen téye nëgëndiku. provisoire. dafa bëri de pourcentage. ñu war a toog di xaar. léegi bëri na. cey loolu tam bëri na. Walfadjri ñëw ak ñun ci gis nga médias yi Sénégal téeréer la ñuy dund. déggoo ma de dagg seeni signal seen TV ak Walf ñam nañu attaqué ay groupe de presse Soleil ak TFM ñam nañu dégg nga journalistes yi am na ci ñoo xam ne dañoo dem ba ñuy paniqué jànnaxe gis nga même toog ci plateau sax léegi naan da ngay def analyse. réew mi am na ñoo xam ne ñemeetuñ ko te loolu nekkul ci ëttu politique bi kese de boo demee si côté làmb ji soo waxee ay faiblesse su Balla Gaye ak ay force am yenn ci ay supporters am mere la nga wax ci Modou Lo lii ñu am sa Modou Lo mere nga wax si Lac de Guiers lee ñu ne nga wax ci Yékini finalement da ngay dem ba analyse làmb dootoo ko am y a une peur bële la xaw ma marron boo xam ne dafay wàcc ci commentateurs yi ak ñoomeen seen xoolal terreur moom la gars yi di dund waaye yow moom sa waay doxalaat rek Vox Populi ñëw ak ñun ci waa Sonko xanaa dafa bañ face à face corps à corps moom digganteem ak Adji mi ngi nii moom la ñuy laaj. waay Adji nee na ko kaay waat Sonko zappé Cheikh Tidiane Dièye ne gis nga seen stratégie bi dañ ko bëgg a teg instant bi ci théâtre comédie lañ ko bëgg a teg déggoo ma de wala ma avance ñu jàll. waaw nañ dem Le Quotidien yéeni kaay ñëw ñun ci guerre moom tàmbali na fële ndaayaan diggante Cheikh Kanté Alioune Ndoye ak directeur port Sadikh Bey port ndaayaan ba la xanaa guerre ah du ñuy guerre ñoom. ah port ba
dafa enjeu yi bëri na. ay mbir la ci biir. waa bagage yi bëri na. dégg nga loolu mbedd mi nag bi Adji Sarr defee sorteem bi ba pare mbedd mi. majorité bi yëpp Adji daal jéppi la ci jëlee. tey. dicté préparé nga def ay fautes yu bëri amoo moyen dégg nga loolu moom daal boo bëggee dégg-dégg daal gars yi daal seen xel daal dalul ci Adji. cey bàjjo bi Sud Quotidien ñëw ak ñun ci front baa ngi nii gis nga plateforme bi Suzek John nee na force yëpp daje journal bi ni gars yi am nañ occasion boo xam ne bu leen rëccee pour local yi ak député yàqu nañ waaye professeur woon moom dafa xam le ne lii nekkul plateforme wu élection pour démocratie la état de droit ak ñoom it seen na ko gars yi bañ a jaawale de dégg nga loolu. par contre le journal bi moom dafa ne occasion bi bu rëccee politiciens yi pour seen coup kaaw door Macky mu wàcc ak nguuram yàqu nañu da leen di rëccate rek parce que chacun va être devant te loolu mën na ne source a ñëw ñun ci gis nga werante bi bëri bi mu bëri waaw nañ leen def test ADN wax ci jeex tuuma la ci kaw teggi tuuma dégg nga loolu diggante Ousmane ak Adji journal bi ne loolu kay jarul ay complication ak ay ñoomin seet moom kay yéen kay def leen test rek ADN wax ji jeex l'observateur ñëw ak ñun ci gis nga le secret de l'instruction moom la waa ji nikk ak article 11 ba est-ce que Adji Sarr war na wax est-ce que Sonko war na wax ci secret bi professeur bi ne ah kay gis nga avocat yi ak yeneen acteurs yi ñoom la loi tere ñoom dañuy wax nañu noppi waaye gis nga ki ñu tuumaal ak ki tuumaalante ñoom am nañu sañ-sañ àddu ca te buur du leen daan secret de l'instruction bi Adji bu ko neexee wax ca Sonko bu ko neexee wax ca à moins que juge bi comme li mu wax Sonko si contenu sous contrôle judiciaire bi ne ko lii ak lii ak lii ak lii tere naa la ko bind ko ci xam nga li ma wax est-ce que journal bi moom foofu la dikk tey ak nag ñi nga xam ni soldats yi am ay gaañu ci toolu xarek ñoom it seen xam naa ni daal mitti na dégg nga exclusive ñëw ñin ci makkee ngi nii déglu na ndaw yi doxal 300 milliards teg na ko ci kaw taabal ci moom source exclusive ba léegi di leen Adji wax fi dara journal baa ko wax journal bi daal leen wax di weddi boppam place point mu dóor fa virgule dictée bii ñu ko préparé yéemul ci dictée préparé de dictée bi non seulement dañ ko préparé ba pare siré waaye ka ko doon dictée da ko doon sax épelé préparé ci noppi préparé ba pare ne ko siré s'écrit CIRE accent gi te moom fekkoon na dictée préparé mu xool ko ba pare acteur yi mi yemuñ ca de dugal ko ay écouteur di ko dicté tamit siré ni ñu koy bindee CIR te taxul Adji génn ci waaye Adji yaay nilaar doo dara léegi ko yéene kaa ñëw ñun ci xoolal gis nga policier yi wax ak gars yi ca rudis damm loxo policier ba nga yoon ca seen oto ba ñu diri ko këf pistolet ba daw ak moom ñii am nañ doole Macky Sall nag ñu ngi ci wàllum sakkanal gi 500 litres essence yi ñu doon joxe léegi 10 litres la ñuy joxe par bis Macky nee na ala sakkanal laas yéene kaa ñëw ñun ci presse bi nag jóg nañ taxaw pour xeex taañaañal geeg buntu xatal geeg fii am na lu ma fàtte sax gars yi kaay leen yéen dañ leen a porter plainte fii sax dama fi am ay nit yu ma xam ne ñan ci Dakar Actu ak leeral yi nga xam ne gars yi dañ leen jàpp dañ buntu xatal appel bu Ibrahima Lissa Faye porté na plainte kii di Prési Cissé Khalifa rappeur Cheikh Merci Karim Abdou Gueye Dia Amadou Ba ak Alaxam Ba du doonaat Sonko comme que gars yi ñoo moom ci réew mi bari na di critique yéene kaa ñëw ñun ci Adji ngi nii ak ay bagaasam viol ba entre guillemets nee na nag jur na bébé défense Sonko bi nag fi mu nekk nii xam nga lan lañ tontu patt bi lañ may Adji xam nga patt enquête yéene kaa ñëw ñun ci affaire yaa ngi ñor de dellu sali Macky Sall instant bi xaaj 2 bi ci boppam lay daw yàgg yoo fi ne
déedéet il faut mu indiwaat yeneen i acteurs et c'est normal. mi ngi nii pour éviter gis nga une bipolarisation de l'espace public Macky a tout intérêt à ramener gis nga ko dans le jeu Khalifa Sall et Karim Wade parce que bëggul Macky ngi nii diwa ngi nii te temps yi moom bu ñu nee Macky ngi nii moom dañ naan Sonko ngi nii léegi pour mu casser loolu il faut mu indi ñee. donc Karim et Khalifa les grands vainqueurs. ah voilà. voilà. moo tax Alioune Tine ne gis nga lii xam nga kañ la ko Macky Sall la waroon a def. ca ndaje Massalikul Jinaan la. la ko doon sotti lay gàtt gi jeex. mu Ndiaye Cissé ne président moom en tout cas bu bëggee ma mën la. xam nga li ñu naan vouloir c'est pouvoir. moo tax mu ne mu ngi nii quand le président veut il peut. Sow nag dañu woon Macky il peut. ooy Sow. tribune yéene kaay nañu gis nga doomu bàcc Gadiaga ba sax démissionné na. waaw. gedd na. bon romb na leen fi. waaw yow dangay foo yow ñii dem nañ bu yàgg. direct news ñëw ak ñun ci wàllum sakkanal gi Macky Sall kon jógtee médecin après la mort le 24 heures nañ ñëw ak ñun tey ji gis nga ko nii mi ngi nii. médecin après la mort bàyyi ba kër gi ay kër daanu ci kaw nit ñi émeutes yi am nga doog a génn naan Samba Kouré Ngaay ginaar ak i nenam dégg nga loolu. ci yàlla ay man soow. ana làmb ji. mi ngi nii Badara Gadiaga ngi nii. moo démissionné. waaw. conseil municipal Grand Dakar ville de Dakar communication digitale bokk ci secrétariat national réew mi. loolu la génne. nee na ginnaaw ba ma defee fukki at ak juróom-benn ci parti réew mi man tàggoo naa. wan na leen ginnaaw. bàyyi na soow. soow mi daal moom moo ko. moo dem jaxasoo nguru. da ko allergie. moo tax dem na. te Badara Gadiaga. waaw waaw ma ci 2012 nag nee na ñu ne leer. loolu lañ diggante Adji ak Sonko. loolu lañ bëgg na leer. waaw ne leer. yàlla baax na li ci kanam raw li gët. Siré. Siré est-ce que procès dina am. non si dina am. waaw parce que xam nga crise bi nii sunu force de sécurité et de défense dañu jëmmal seen bopp léegi nag justice moo ci war a des pour jëmmal boppam parce que loolooy téye état te justice bi ni affaire yi configuré woon nii jox nañ ko prétexte pour mu mën a sauver son honneur quoi en organisant un procès et en acquittant. Siré. xaaral ma njaab sax njaabu aji te dem. Ahmed Lalaye Cheikh mu ngi lay nuyu. non fayu ma ko. doo nuyu Lalaye Cheikh Fall. déedéet nuyu ma ko uyu ma ay dañ ñoo ko nañ ko delloo xaalis dem Siré. xale bi li mu waroon wax ca procès ba. li mu waroon wax ca procès ba. waaw. xam nga dañ ko dicté préparé bindal ko. mu toog di lire. est-ce que bu ñëwee dina mën li mu wax nii est-ce que dana mën a wax loolu yëpp. bu dee bindaluñ ko te dicté wuñ ko te tekkaluñ ko ay écouteurs. léegi nag loolu day mën a permettre justice mu génn. acquitté président Sonko ci cas de viol bi. leneen li nag moom beneen dossier la moom. kii li mu waroon wax procès bi yow waxaloon nañ ko de. comme ça te gis nga procès bu amee. justice day sauver honneur am président de la république marqué ci des points Sénégal dellu ginnaaw parce que fondamentalement amee crise bi ci lu ma ciy daanelee investisseurs yi ñu ngi commencé quitter Sénégal pour dem. maanaam day taal Abidjan marqué benn point. ñoo ñu ngi. Siré doxal gars yi xam nga lu tax. waaw. investisseurs yi ñu ngi commencé daw di dem. Côte d'Ivoire est-ce que xam nga tax ñuy daw Côte d'Ivoire. parce que Côte d'Ivoire organisé na élection présidentielle législative 5 ans yi di ñëw. Côte d'Ivoire or que ñun 5 ans yii di ñëw nii mën na nekk risque donc ñun ñu teel a liquider affaire bi. justice bi prononcé wu ci. investisseurs yi dellu si waat ñu dem moo ëppal njëriñ pour ñu parce que investisseurs yi Sénégal moo leen gën a luñ mën a am. jaajëf Siré l'incontournable mu mel ni Baye Fall mu ngi leen di nuyu yéen ñaar Baye Fall dégg nga joxe naa sa yóbbante Birahim ak Siré. mu ngi leen di nuyu bu baax. alors mu mel ni kon juróom-ñetti waxtu tegal na ñeenti simili ñu jàll ci jotaay xibaar bi laatee laaj Mamadou Mansour Diop daal di dikk.
la gën a fës si bile jotaayu xibaar moo di état de catastrophe sanitaire fii ci réewum Sénégal gannaaw ba ñu ko décrété jàppale ne kon ni ki tey ji 0 heure la ñu koy yëkkati waaye nag mbas mi jàppale ne mu ngay wéy di dicté ay luwaawam ba léegi fii ci réewum Sénégal kon nag faw ñu bàyyi ci xel ci tere yi nga xam ne dañu ko doon tere jëm ci takku masque yi lu ñuy xeetoo dañaa duit jëmale ci mbir yi Adji Sarr Ousmane Sonko jàppale ne waa parti Pastef ñoom nee nañu xel xalaatul ñuy tontu ki nga xam ne moo di soxna Adji Sarr ma nga xam ne amal nag janox taskatu xibaar yi yëkkati yenn ci ay kàddu doon wax li xew ci digganteem ak Ousmane Sonko ay avocat yi Ousmane Sonko yi nee nañu yittewoo ñu tontu ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr dañu rek def lu dul clamer li nga xam ne moom mooy bâtonnier bi jëm ci kii di Maître El Hadji Diouf na mu doxalee nañu koy ñaawloo ay ndaw lañu moo xam ndawi Casamance wala Casamance si boppam nee nañu xel xalaatu ñu fay jëfandikoo ngir yee ak fitna fii ci réewum Sénégal loolee ay kàddu la yu tukkee ci président bu Casa Sport Seydou Sané lay wuyoo mu ngay ñaawlu ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo faatu ci manifestation yi ñu génne nee na nag la ñu war a jiital moo di waxtaan gu am njariñ waaye nag du yeewu ko fitna fii ci réewum Sénégal tàggat yaram bu ñu sa tolloo Pape Manta Mbuub lañ si àndal fas ne ko ndar keppeex lu ni kay xëy dëxëñ ak El Hadji Ahmed Aïdara ngeen taaxirlu ñu wàcc ci tali bi saytu dem beex dikk bi ñëwaat. Voici Trafic News. Papale mu mel ni kon yaa ngi ci circulation ba léegi fan nga toll ak circulation bi nu mu fa demee. Voilà, merci beaucoup Mambay. Présentement nag maa ngi fii sur les allées du camp pénal fii moom yéex na lool nank-nank ngeen di progresser pour ñi nga xam ne ñoo bëgg a war rond-point Cyprès wante nag bu ngeen waree rond-point bi amatul jafe-jafe mën ngeen wéy seen circulation tranquille même situation aussi pour ceux qui souhaitent passer au niveau de l'échangeur de la foire foofu aussi jaar nañ fa ñu bàyyi fa des lenteurs surtout nag ñi nga xam ne ni ñoo bàyyi ko du côté de Padoa bëgg a yëg point foofu la yéex na deux longues files de voiture ñoo leen di xaar taxi boobule wala sax ñi nga xam ne ñoo génnee du côté rond-point 26 jaaree ko fi nga xam ne moo nekk yëngu leen jàpp passerelle bu foire foofu la yëpp yéex na ça circule lentement ay woto yu bëri ñoo fa nekk wante nag bu ngeen dépassé passerelle bu foire mën ngeen di wees circulation tranquille sur la VDN daal di wutali directement ci Mathias Saint-Lazare jaare ko nag pont Sénégal Japon foofu la pour l'instant aucune difficulté à signaler taxi boobu la Mambay. C'était Trafic News. jaajëf papale bi la jotaay xibaar yéen ci ay ponk dañu koy fës ne jukki waxtaanee ko ànd seex ñi ñu bokkal plateau bi mu di El Hadji Mouhamadou Massoud Diop ak Birahim Diadji Touré état de catastrophe sanitaire la ñu ko tuddee woon ñu décrété ko woon ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru janvier diggante Dakar ak Thiès ngir nag xeex mbas mi fii ci réewum Sénégal xool na ñuy def ba mu delluwaat waaye loolee nag mesure boobee dañu koy yëkkati dale ko tey ji bu 0 heure jotee njiitu réew mi président Macky Sall moo ko xamle loolu nee na nag réewum Sénégal door na campagne de vaccination bi ñaar fukk ak ñett ci weeru février gannaaw ba mu jotee lu toll ci 200 junni ci ay doses yu vaccin Sinopharm waaye it ñetti fan ci weeru mars jot na lu toll ci ñetti téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni dose AstraZeneca nga xam ne jaarale ko ci initiative COVAX si mu dajem conseil des ministres bi wees jàppale ne président Macky Sall mu ngay sàkku ci jëriñ bi dénk wàllu wér-gu-yaram mu def kéem kattanam ba wàllum sensibilisation bi mat sëkk su ko defee nag askan wi xam ne naam état de catastrophe sanitaire bi dañu koy lever waaye nag faw ñu bàyyi xel bu baax ci geste barrière yi El Hadji Mouhamadou Mansour maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax moom. mu mel ni kon loolu bu ñu ko yëkkatee terewul mbas maa ngi fi donc faw ñuy wéy di maytu. waaw nañu tuumaal Sénégalais yi ay responsable rek nañu leen jàpp ñoom ñëpp ay responsable lañ bañ ko def comme bi ñuy soog a débuté ñoom itam ñu doon ay responsable te doon nañu ko sax njort naa ni daañu respecté mesure barrières yi ay xëy na mesures yi ñuy jëloon muy dem beeg dikki beeg yenn ndaje yeeg yu mel noonu nañu jël seen ay responsabilité respecte mesure barrières yi ci bérébu lekkukaay yi bérébu yu ñuy defee seen ay soirée ci oto yi et cetera bu ñu ko defee ñoom itam nguur gi ñu bañ a selenglu ñu accompagne wala état askan wi di leen xelalaale bañ ko def nag wàllu force ak yu mel noonu parce que defe naa ni duñu yëkkati waale mesure barrières yi donc bu ñu ko defee ci wàllu force yi itam ci askan woo xam ne dafay màgg mën na dunde xëy na maa tey donc askan wi nañu nekk ay responsable ñi itam ànd ak ñoom accompagner leen ngir wopp ji bañ a gën a màgg fii ci Sénégal accompagnement bi nga xam ne moom El Hadji Mansour di wax ci ban fànn la war a gën a fësee mais ci wàllu communication ci wàllu sensibilisation dafa am benn lu ñu doon def au début ñu ne nangam nit faatu nañu ci coronavirus nangam am nañu ko daan nañ sax jox ay tegtalu ci yan bërëb la ñu faatoo ne la hôpital principal wala hôpital Fann wala leneen am na benn période nag bu ñu demee ba peut-être bëgg sàmm li nga xam ne moom mooy dignité ak intégrité wu nit ñi nga xamee ni ak seen mémoire nit ñi faatu ci wàllu woowu ñu dindi ko mais il faut que ñu xoolaat nu ñuy waxee ak nit ñi
ci wàllu sensibilisation ci wàllu communication parce que boobu ba léegi ñu ngi ñuy wax nit ñi ciy faatu par jour mais mënuñu ñoo wax nañu bërëb sàngam la ñu faatoo ñu ngi ñuy wax peut-être les cas communautaires li ñu naan contact suivi également ci yenn bërëb la ñu bëri cas communautaires yi ci yenn bërëb la ñu nekk mais nañu gën a fësal sensibilisation waxtaan ak askan wi te comme sànq si mu ngi koy wax impliqué ci force de défense et de sécurité force de police gendarmerie ba nga xamee ne ñiy nekk ci feu rouge wala ci yenn coin wu Dakar ak yeneen i dëkk ci biir réew mi ñu mën leen a sensibiliser pour que ñoom ñuy sensibiliser askan wi ba nga xamee ni Mansour bu nekkee ci otom ànd ceeg njabootam ñu xamal ni ko attention donte dindi nañu lii di mesure xawma état de catastrophe sanitaire mais bu doon suñu sago di nga defee nii takka sa masque ànd ak sa njaboot nga mën leen a aar askan wi aar sa njaboot boo génnee booy dugg na nga raxas sa loxo et cetera foofu la ñuy dellu si donc dafay mel ni li ñu ko commencé woon ci 2020 2 mars foofu la ñu war a dellu si waat mooy sensibiliser surtout askan wi xamal leen ni feebar bi mu ngi fi te ay nit ñu ngi ciy faatu. feebar baa ngi fii te ay nit ñu ngi ciy faatu saafara gi bokk na ca màllum ñàkku mi doon nañu ko fii ci réewum Sénégal waaye dafa am vaccin bu nga xam ne nii dafa jur coow mu di AstraZeneca looloo sabab nag ñu am ci ay xibaar yu yees ndax nit ki démb agence européenne des médicaments tënku ci EMA mu ngay dëggal ne kon AstraZeneca boobee di ñàkk boobee de ngir xeex bi mbas mi amul benn gàllankoor bu nga xam ne mën na saa dootee ko donte dañu koy nemmeekoo ci yenn ci ay réew ba réewum France sax am na ci yenn ci ay gox yu nga xam ne dañ ko fa tere woon moom régulateur européen bi mu ngay xam ne te ñu féete ci Amsterdam ñoom ñu ngay xam ne ni kon mënuñu rek wax ne li nga xam ne moom mooy lu ci dootookee gannaaw ba ñu la ñaxee jëm ci wàllum trombone embolique waaye it deret yi nga xam ne daf koy wayal nee na ñu nag loolee mënuñu dëggal ne kon vaccin bi dana ko andi waaye it mënuñu ko weddi kon nag loolee ak taxaw seetlo bu nga xam ne jot nañu ko fa def waaye si fàttali lu toll ci fukk ak juróom ci ay réew bokk na ci Allemagne France Italie ñoom nag dañu dakkaloon li nga xam ne moom mooy vaccin boobee di AstraZeneca sa seeni réew ndax dañoo gis ne effet secondaire yi lu nekk mën na sa dootee ko El Hadj Mouhamadou Mansour kon nag bu ñu sukkandikoo ci waa agence européenne des médicaments mënees nañu jëfandikoo ba tey AstraZeneca. waaw loolu la ñu wax de loolu la ñu wax ba démb ci seen point de presse bi nga xamante ni bii def nañu ko dañu ni mën nañu continuer di ko jëfandikoo plus ci réewu Afrique yi dégg naa sànq Ibrahima di ko tudd moom moo gën a yomb bu njëkk xëy na ak par rapport ak suñu doole fi mu yem. loolu lu ci mot a bàyyi xel la te it nag comme dugg nañ ci ba noppi vaccination mënul fexe ba du am ay effets secondaires mais mooy li ma doon wax ci comité de suivi bi ñu taxawaloon aussi. xam nga loolu lépp Sénégal yi boo gisee ñuy wax yenn saa yi di mettitlu parce que dañu am ay kilifa yoo xam ne du ñu leen informer information buy wane ni ki ngay waxal jox nga ko cër parce que dañu taxawaloon benn comité de suivi bu fekkee am na ay nit yu def vaccination après beneen seen bakken rot maanaam parce que am na ñoo xam ne ñu vacciné wu après ñu faatu. mais mën na am sax du vaccin yi mais de toute façon comité bi moo war a informer nit ñi que kii génn àdduna defoon na vaccination le lendemain wala le surlendemain am na telle maladie wala leneen loo xam ne daaneel na ko génn na àdduna ñuy joxe information ci suivi boobu ñu doon def ñuy vacciné wu comme ni ñuy joxe information ci cas Covid 19 chaque jour ñu ko ciy boolewaale. bu ko defee Sénégal yi bu ñu amee information bi dina leer. mais bu sa mbokk vacciné woo le lendemain ou le surlendemain mu génn àdduna sa xel dafay daal di teey te nit ñi ñu ngi paasante xibaar boobu. parce que ku sa mbokk faatu fekk vacciné woon na 2 jours avant booy kay tàggee dañ ci boole waale jëloon na ñàkk yi xam na ñu wax boobu daal di continuer loolu moo tax nag bi ñuy wax fii keroog bi ñuy taxawal comité de suivi bi neewoon naa leen nay àndaale ak information yu leer ñuy xam état wu ñuy jël vaccin yi ba noppi mais dafay bu fekkee dañu gàttañ la noonu ci nit ñi faatu ginnaaw bi ñu defee vaccination aussi itam day nekk responsabilité bu diis ci gouvernement bi bu fekkee informé wu ñu askan wi. Birahim ñàkk mi wóor naam wóorul yaakaar naa ne saafara gi du lenn du joxe la bonne information. mais mooy li Mansour li wax gis nga pharmacovigilance boobu day tax ba ki ñu vacciné première dose bi ñu jox ko carte ne ko si jamais ak numéro téléphone ne ko bu fekkee dafa am lenn looy ressentir loo xamee ni bokkul ci li nga daan ressentir woo ñu wala ñëwoon si ñun mais il faut nécessairement ñu ubbil askan woowu nga xamee ni dañoo vacciné wu ak ñi vacciné wul li nga xam ne moom mooy possibilité waxtaan ak ñi yore wàllu liggéey boobu parce que tey il faut que mu am lu ñu gën a dooleel ci lu ñu woowee les services d'accueil ci biir hôpitaux yi ak ci biir structure de santé dédiée ba nga xamee ni yow mii sénégalais bëgg vacciné wu ci xamoo ndax bokk nga ci cible prioritaire boo demee nga mën a am ko waxtaanal ci bunt bi mu mën la teeru ne la attention nii ak nii ak nii lay demee
dalal sa xel ñii di médecins yi également dalal xelu nit ñi mais loolu yëpp day nekk liggéey boo xam ne dafay tegu encore ci ndoddu ministère de la santé et de l'action sociale ak direction yi ci nekk direction de la prévention ñu yore wàllug information ak yu ni mel ba nga xamee ni askan wi dañu mën a approprié wu li nga xam ne moom mooy vaccin yi ñuy joxe mais ànd ci ak xel bu dal. leneen lu soxal bi la jotaay xibaar moo di mbiri Adji Sarr gannaaw ba mu amelee sortie médiatique am bu njëkk gannaaw nag ba coow li jollee Ousmane Sonko xëy nitam nee nañu xel xalaatul ñu koy tontu rawatina ay avocat yi nga xam ne nee nañu nag faw ñu kalaame mbiri ki nga xam ne moom mooy bâtonnier rawatina doxalinu avocat Adji Sarr boobee di maître El Hadji Diouf dañu siy dikkaan Cheikh Fatoumata Diop. maye patt pataaral bi moom la ñu nemmeeku ci entourage Ousmane Sonko ginnaaw génnub masseuse bii di Adji Sarr mi ko porté woon plainte lu nu mel nag la ñu nemmeeku it ci avocat wu leader bu parti Pastef les Patriotes ak responsabilité la ñu wax ne rek duñu addu ci mbir mu ni mel ginnaaw nag seen client mu ngi ci contrôle judiciaire bu ñu sukkandikoo ci kenn ci ñoom ñooñee ñu jot ab téléphone jàpp na ne contrôle judiciaire nag warul am ay wax ak yu ni mel question yu baree bari yi posé wu nañ ko ba dem sax bay xalaat ndax du doon piège bu jukkee ci partie civile bi bëgg rek pousser ñi leen di avocat yi lu wérte wóor moom moo di contexte la boo xamante ne doyen des juges Samba Sall dafa exiger woon ku ci nekk bañ a prononcé wu ci bile dossier la ñu gis moom moo di ki tuumal Ousmane Sonko ak avocat wam génn nañ communiquer largement ci dossier bu ni mel juge d'instruction bi ba ci parquet ku ci nekk war nañoo tëddee njaaxaanaay te nag tiré njeexital yi am ci bile dossier bu ñu sukkandikoo ba tey ci robe noire bi ñu daal di woowoon am na sax ay xibaar yu jàpp ne bâtonnier bi sax daal di nañ koy saisir ci mbir mu ni mel waaye tam ba tey ci côté parti Pastef les Patriotes amul benn kaddu bu jib jukkee ci ñoom ñooñu ci génnub Adji Sarr gi ci kaw seen mentor mi nekk ci contrôle judiciaire. jaajëf Fatoumata Diop El Hadj gannaaw ba Adji Sarr yëkkee kàddoom ñu bëri doon xaar Ousmane Sonko mu tontu waaye nee na amul jotu tontu. Ousmane Sonko du tontu. parce que bu tontoo moom xam nga bi ñu koy bàyyi dafa nekk sous contrôle judiciaire boole ci ñu ni ko bul wax ci dossier bi. donc bu waxee ci dossier bi rek. moom dama foog ne piège la bu ñu ko tendre Ousmane Sonko. parce que moom amul sañ-sañu wax ci. par contre Adji Sarr ci côté bi mu génnee laalewul ci dossier bi démb ba léegi ñu ngi ci topp di ci waxtaan ak spécialiste yi nee nañu Adji Sarr moom li mu def lu mën a nekk la parce que moom Ousmane Sonko bu ñu fàtte ni ci dossier bi ñoom ñaar bokkuñu ci position. donc ay avocats yi mu am ay avocats yu baax la yoo xamante du dugg ci erreur boobu loolu benn la ñaareel bi ci des Ousmane Sonko bi wax ji ñoree wax na ko. te ñun ñëpp Sénégalais yi bokk ci reportage yu ñuy def daanaka téeméeri nit yoo jël Adji Sarr ay kàddoom yooyul ñaar. xam nga donc am na sañ-sañ wax nag Adji Sarr parce que moom moo tuumaal te Ousmane Sonko génn na donc am na sañ-sañ wax loolu kenn xañu ko mais est-ce que ay kàddoom dina yey wala du yey kenn. donc bu fekkente ni bi tontu na dafay wàcc boppam lool ba mu jéggi dayoo donc man stratégie bii ma gis ni moom mu def ko ci wàllu communication moo gën ci moom. ci côté nit ñi moo gën ci moom ci côté yoon. parce que fi nekk nii bu ci waxee ci wàllu yoon man am na benn spécialiste mu waxtaanal nee na bu fekkee wax na ci dossier bi mun nañ ko jël directement yóbbu ko mandat de dépôt. parce que boobaa dafay def benn jalgati boo xamante ni bi ci wàllu yoon du ko permettre donc il est bien entouré Ousmane Sonko ci ay avocats am mais itam ñi nekk ci côté Adji Sarr fokk ñu respecter Sénégalais yi bàyyi folklore bi aussi folklore bàyyi na trop parce que am na yenn ay vidéo ak boo seetee ci wàllu question yi ci wàllu réponse yi ak maam xam nga dafa am lu yomb c'est-à-dire que amul kenn ku gën a bien placé pour mën a nettali histoire bi que Adji Sarr moom mi ko dund soxlawul avocat bi ne ko lii ak lii ngay wax moom na nettali exactement li mu dund parce que loolu la Sénégalais yi soxla xam nga comme duggul ci dossier bi da doon nettali moom fi mu jaar Ousmane Sonko mais pourquoi yow maam nga dund tëngéej la ngay dund ba noppi ñëw fi ma taxaw ci sawet naan la boo koy nettali dee ko nettalee nii te man fekkewu ma ko. donc am na kaddu loo xam boo ko dundee nga assuré ko yow yaa ko dundoon boo koy wax du aaju ñu lay dicté. du aaju ñu naan la waxal wax bii bul wax lii yow koy dundal nettali li nga dund. bu fekkee nettiloo li nga dund ñëpp dañuy xam ne wax ji leerul parce que amul kenn koo xam ne wax naa ko sànq moo gën a placé pour nettali fi nga xam ne fa la Adji Sarr jaar ak Ousmane Sonko ci salle de massage bu demee nag ba nga xam dañu koy dicté pour mu nettali fa mu jaaroon donc am na lu nekk ci biir li ñu bëgg mu nettali ko ñu tànnaloo ko ay kàddu yu wax ak ay discours yu mu wax te bu boobaa kon dootul nekk vraie histoire bi false lay doon doxalinu Ousmane Sonko ci coow li fu mu nekk nii dafa mel ni daf leen ni may patt bi noppi. doxal lu muy doxal ba kër baa rek yoon di def liggéeyam. Mambay je maintiens et je persiste ci benn mbir mooy
mbir mi nekkatul bataille d'opinion. maanaam Adji Sarr wax wala ay avocat am wax wala Ousmane Sonko wax wala ay avocat am wax parce que ñooñu seen wax mën nañ ko bind ci journaux yi nit ñi mën nañ cee wax mais est-ce que dina am lenn lu muy indi ci jeexital. ci mbirub yoon bi nga xamee ni ubbi nañ ko ba noppi. ce sera au juge de déterminer ci coow li ñuy wax ni yépp ku ci nekk ci ñun sa xalaat nga ci mën a wax waaye kenn du ci àtte ci ñun. Adji Sarr ndax wax na dëgg ndax waxul dëgg suñu xalaat lay doon Sonko ndax wax na dëgg ndax waxul dëgg suñu xalaat lay doon mais ki ko war a leeral tey c'est le juge parce que moom moo mën a moom moo am accès ci dossier bi moom moo ubbi dossier bi moom la ñu jox dossier bi moom moo xam ndax lii dëgg la wala du dëgg te ci biir jugement la koy mën a defee ñëpp sàkku nañu ci na mbir yi leer c'est pas sur la place publique ci plateau télévision wala ci kër avocat wala feneen fu mu mën a doon mais comme ni ko Mansour waxee avocat yi nekk ci ginnaaw. muy ci wàllu wi muy ci wàllu wële il faut savoir raison garder te xam ne comme jox nañu ko yoon nañu jéem a am confiance ci yoon ci kaw principe séparation des pouvoirs ci kaw principe yoon def li nga xam ne moom mooy liy dëgg te askan wi tamit nangu ko puisque ñoom lañ fi teg pour wàll woowu. Aja Ousmane Sonko moom jiital Pastef ni ki dem ba amaloon na ak doxuk nemmeeku fii ci groupe des médias bi mu fi ñëwee daf leen doon massawu si manifestation yi ñetti fan yi nga xam ne daggoon nañu signalu 5 TV ñu ànd Cheikh Alassane Balde Babacar Mar. ci doxu nemmeeku bi nga xamante ni nag amal na ko ca groupe des médias président bu parti bi di Pastef Ousmane Sonko nag ngir daal di massaw groupe bi gannaaw bi nga xam ne nag seen signal dañ ko daggoon diirub ñetti fan ci jamono yu weesu. suñuy mbokk suñuy wëllëre muy groupe des médias nga xam ne ci li fi xewoon ci fan yi ñu génn am na lu jot a dal seen kaw ci lu dul yoon ndax Sénégal yëpp gis nañ ni ci ñetti fanu yàlla dagg nañu seen signal ba mënuñu def seen liggéey. gannaaw bu mu rafetlu doxalinu président Ousmane Sonko nag rédacteur en chef ba groupe bi jàpp ni waa CNRA dañu daal di manqué élégance ci doxalin ba. forme bi ñu ko defee woon nekkul forme bu légal moo waral ñun suñu bopp yónnee mise en demeure CNRA. pour xamal ko ni jaaroo ci yoon yi nga war a jaar parce que bindoo ñu sax pour xamal ñu ni maa ngi leen di tëj. moom nag mu daal di visité makkaanu groupe bi yëpp ci njàppandalu coordonnatrice rédaction yi. Moumi Dani Gueye qui est également la directrice de Zik FM qui est en deuil parce qu'ayant perdu son papa Thione Seck elle n'a pas pu se déplacer. C'est pour cela c'est ce petit comité représentatif des 3 rédactions. gannaaw groupe des médias nag président Ousmane Sonko fas yéene it soldalam dem nemmeeku yeneen groupe de presse ba tey ci massaw leen waaye jaajëfal leen ci seen taxawaay gannaaw manifester yi weesu. jamono joojee waa Macky 2012 ñu ngay ñaawlu ña nga xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci fitna gi fi amoon ba noppi te sàkku ci nguur gi mu taxaw ndaw yi si ak janoo taskatu xibaar yi ni ki démb ñoom nag nee nañu la ñuy xaar ci nguur gi jamono ji moo di mu def kéem kàttanam ba suqaliwaat suñu wàllum koom ñu ànd si ay leeral yu tukkee si njiit la Mouhamadou Moustapha Diagne. ñu seetlu ni xale yi ci àdduna bi yëpp li xale Sénégal dund moom la ñuy dund ñu ñaan aussi gouvernement bi nag. di wax xale yu ñu muñ waaye nag di wax gouvernement bi li nga xamante ne bii tey moom la crise bi wane mooy te chef de l'État gis na ko mooy alalu Sénégal ñu fexe ba lu mu gën a gaaw ñu dimbali ci ñaar ñi mooy xale yi waaye jigéen ñi nag ñoo yor kër yi nañu fexe ba financement yi nañ ko jënnee te suñ ko jënnee nañu fexe ba jigéen ñëpp jot ci. ñu waxoon leen ko ci ndorteelu bi la jotaay xibaar muy ndaw yi di gox bii di wala diwaan bii di Casamance xel xalaatu ñu fay jaare ngir yee ak fitna fii ci réewum Sénégal mu dee kàddu yu tukkee ci président bu Casa Sport moom Seydou Sané mu ngay ñaaw lu baax ndaw yi nga xam ne ñoo ñàkk seen ak bakken ci manifestation yi nga xam ne amoon na fii ba noppi di sàkku kon ñu def suñu kéem kattan ba rek joxante loxo ngir ak jàmm sax ci réew mi mu dee kàddu yu mu yëkkati sa Bignona foofee gannaaw ba mu fi doon dem di jébbal ak njaalam ña nga xam ne ñoo fa ñàkk seen ak bakken Seydou Sané moo di ay kàddoom. waruñu kenn utiliser jeunesse bi pour ay li mu bëgg wala lii laa bëgg muy politicien muy keneen waroo jël jeunesse bi mu nekk escalier si yow wala Casamance mu nekk escalier si yow bu méttee nga tudd Casamance bu neexee nga fàtte Casamance loolu duñ ko nangu. duñ ko nangu parce que ñun fii la ñu nekk mu metti mu neex fii la ñu nekk demuñu fan donc jël nañu matuwaay pour que ñu mën a dem. dans les quartiers ñu mën a dajeek jeunes yi te loolu nañ ko def waxtaan ak ñoom wax leen lan moo am lan moo nekk te lan moo mën a nekk.
mu ngoog El Hadj dégg nañu ko ñoom seen bëgg-bëgg moo di ñu bañ a jaar ci ndaw yi waaye it jaar ci diwaanu Casamance ngir yee fitna yaakaar naa ne appel la bu ñu doon lancé. appel boobu ñëpp lañu leen ciy fekk si. gis nga maam Sénégal fi nekk nii kenn ku ne da nga war a boole sa bopp ci nekk militant de la paix. loolu moo jaadu ñëpp nag laa wax ñi féeteeg Pastef ñi féeteeg APR ñi féeteeg PS ñi féeteeg ñëpp dañu war a nekk ku xamoon li lalu ci wàllu fitna doo cautionné benn yoon. koo xam dafay woote ay wàllu révolte wala muy woote fitna ci Sénégal surtout fi réew mi toll. boo gisee toujours ñuy wax ci ñuy commenter ci réseaux sociaux yi yenn saa yi ñuy exagéré ak yooyu naan état bi ni ci jël ay responsabilités. parce que lépp li ñu ciy bañ mooy nit ki reconnaître boppam nit ki identifier ko jéem a fajal boppam. mooy li tax ki woote nii di mu woote lu am solo la. parce que bu ñu ko sàgganee mun ne feeñ ci wàllu terrain football yi comme ni muy feeñ ci géopolitique yi feeñ ci askan wi ci seen bopp te loolu jaaduwul te fi réew mi toll nag kenn ku nekk def démarche boobu te xam ni loolu dong moo mën a génne Sénégal ci situation bi mu ne gis nga li ñu am ak néew ci démocratie bu ñu ko xeeb. parce que moom moo sabab ñuy exiger naan nañ def ay élections ñuy exiger naan gouvernement bi ni mu doxalee baaxul ñuy wax naan gouvernement bi dafa juum fii. ci wàllu vaccin yi ñu ngi ci wax leneen ak leneen lépp li ñu ko permettre mooy démocratie te démocratie bi am nii dafa tegu ci wàllu jàmm. donc appel bu am solo la boo xam ne Sénégalais yi kenn ku nekk non seulement da nga ko war a dégg mais da nga war a def comme moom lancer message boobu te di ko jëfee te di ko waxee taxawee ko itam parce que foofu la Sénégal toll te ji guddi yi ñu toll loolu la ñu soxla muy wàllu jàmm jooju ànd ci palang yi nga xam ne moo mën a dalloo xelu ndaw ñi ci ñu xam ni lu situation métti métti du toj xeex. moo koy saafara mais leneen moo koy saafara. laata ñu jàll si tàggat yaram Birahim ci ndaw yi. ci Mansour li mu wax c'est exactement ce qu'il faut retenir waaye dafa am feneen fu ma ci yokk lenn mooy gis nga fitna yamul ci sànni xeer. wala dóor nit wala taal këru nit wala taal station wala yàqate mais beneen fitna judduwaat na ci mbir mi ba am sax ñu ci fas yéene porter plainte di waa appel. mais fitna bi nit ñi di dugal ci biir réseaux sociaux yi ku wax ñu saaga la. kenn gënu fi ndeyu kenn. kenn ndeyam gënu fi ndeyu kenn kenn baayam gënu fi baayu kenn. ba ngay jël doomu aadama ni yow xamoo ko xamewoo ko yaroo ko yoroo ko di ko saaga ndey ci biir réseaux sociaux yi. tout simplement parce que méngoowul leen xalaat ñàkk méngoo xalaat Mansour wax na ko démocratie la ñu nekk mais liberté d'opinion dafa am. nit ku nekk mën ngaa am sax xalaat joxe ko. te kenn du la ci fitnaal wala ñu la ci menacé. wala ñu la ciy saaga donc ci wàllu woowu tamit je pense que les hommes politiques muy opposition muy pouvoir comme dañoo investir ñoom tamit ci réseaux sociaux yi nañu calmer nit ñi également dans ce sens. jaajëf ñu jàll ci ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. bàkk ba ji Pape Mante mu daal di teew ma naan kan asalaamaaleykum. maaleykum salaam Mambey Ndiaye. da ngay tey. alhamdulilah ayu tey. waaw sant yàlla waa Jam City. ñu ngi si jàmm ñu ngi si jàmm ñu ngi parcelle. éliminatoire CAN 2021 mu mel ni kon refus de libérer bi nga xam ne joueurs yi nga xam ne dañ leen convoqué te ñu nekk ci club bu français bi fédération sénégalaise bi mu ngi interpellé fédération française bu football. waaw ni ki démb nag la fédération sénégalaise bu football jébbal nag ak bataaxal jagleel ko fédération française bu football ngir nag fàttali leen ni lu jëm nag ci wàllum directive FIFA yi dafa mel ni nag ñoom dañ ko nag jalgati ba tax nañu leen di fàttali convocation yooyu le envoyé nañ ko ni ki nag juróomi fan ci weeru mars daanaka mu dox nag fukki fan ak ñaar gannaaw nag ba club français yooyu le di jël ab décision ñoom li nag di fédération bi di fàttali nag ni kon ngir nag ñu bañ lee libéré yenn ci ay joueurs yi nga xam ne Aliou Cissé convoqué na leen ngir nag ñu bokk ci jonganteeg éliminatoire Sénégal war a dox ci diggante Congo ak Eswatini teguñ ko benn yoon ci yoon ndaxte circulaire FIFA bi le ñoom ñu ne dafa mel ne nag da leen raw kon ñu fàttali nag ni Sénégal ci ñaar fukk ak juróom-benn gaynde yi nga xam ne Aliou Cissé convoqué nañ ko fukki ak ñaar yi ñoom ca réewum France la ñuy football. doxalin googee dafay dañ koy mën a qualifier ab recul suñu wàllu football africain bi. waaw en tout cas daal bu ñu xoolee nag ba li ni mel am dafa mel ni jamono yi ñoom Jules François Bocandé ndaxte nag ci jamono yi sax lañ doon nemmeeku ngay woo joueur club yi di ko bañal ba tax nag confédération africaine bu football nag war na ci nag taxaw xar tànk tuwéyam ngir nag li ni mel bañ a am ci leeral ak président Lamine Gueye.
mu ngoog jàppandiwul président Lamine Gueye du ñàkk daan ci dikkaat si sunu yeneen jotaay xibaar ñu àddu jëmale ci Andi Basket tax nag Pikine Andi Basket Club. waaw Pikine Andi Basket Club nag ñoom lu ñu bëgg def seen kéem kattan ba nag conserver li jëm seen wàllum titre bu champion bu nag Sénégal ba tax na nag ñoom jot nañ nag lëkkaloo ak ñii di waa ministère bu commerce ngir ñu jàpp leen ci lu ni mel. dañ ci teewlu Djibril Ndiaye moom mile moo nekk secrétaire général bu Pikine Andi Basket Club ak Younoussa Baldé. ayca mu ngoog dafa mel ni boobu it jàppandeegul kon nag. waaw ñu joxante dig daje rek 12h ak Birame Diadji Touré. non il faut nag dama lay convier suñu kii groupe Homme Choc dañuy am benn match samedi marié contre célibataire. non grave léegi marié buñ gagné. léegi dañuy am célibataire boo xam ne moo lay attaayal weer wi yëpp. célibataire ne li ñuy laaj moom rus naa ko wax ci en direct waa Homme Choc. waaw nañ bàyyi noonu. te cadre yu bari ñu ngi ci biir nag cadre yu nekk ci réew mi. nañ bàyyi noonu rek. voilà laata kon rek ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy yéenekaay mën nañ commenter li nga xam ne moom mooy recul bi nga xam ne moom lañ ko mën a qualifier jëm ci football africain bi. waaw en tout cas daal nekk na loo xam ne daanaka am na nag kàddu yu bëri yu jip di ko nag ñaawlu même soo xoolee sax union benn association boo xam ne moom moo tënk yenn ci ay club français foofu nag ci France ñoom tamit ñoo ngi koy ñaawlu parce que gis nañu ne li ni mel warta mën a nekk parce que tamit mënuñ permettre équipe nationale bu France seeni ay joueurs ñoom mën a circuler ci biir espace union européenne léegi nag ñu bëgg ko dakkal bañal ko ay club ay équipe nationale yu yëngu ci fii ci Afrique dafa nekk loo xam ne daal confédération africaine bu football war na si nag jël ay dispositions parce que tamit mënuñ accepter CAF organisé ñu bañal ko à côté UEFA organisé ñu nangul ko day mel ni comme 2 poids 2 mesures te yaakaar naa ne loolu war nañ ko mën a bañ. jaajëf Pape Mante bu kon dig daje midi lay doon ak Birame Diadji Touré. Birame tey da ngay tourné wala da ngay def journal. ba ci kanam naa la wax. ba ci kanam di nga wax mais leer na moom 13h benn waxtu. benn kàddu gi la. El Hadj Mouhamadou Mansour Diop. loolu moom leer na El Hadj. waaw incha allah. mu nuyoo leen naan ma nuyoo boobee daaneel. asalaamaaleykum. jeex na salaamaaleykum ñu dalal El Hadj Ahmed Aïdara ci li yéen kaay xëy fësal. cay wàllum vaccination gi lée ak corona gi Le Soleil yéene kaay ne kuréel gi njaboote nag wàllu wér-gu-yaram googe ci àdduna ba di organisation mondiale de la santé waaw daal dina ñuy woo nag état yëpp ngir ñu continuer nag vaccination gi lée waaw parce que agence européenne du médicament waaw nee na AstraZeneca gi wóor na de garab ga wóor na de pikir yi wóor na de yéene kaay gi ne gis nga covid 19 jooje waaw fii ci Sénégal day léegi ñu jege kon junni ci ay doomu aadama yi dee allahu akbar la ilaha illallah tribune yéene kaay ne juróom-ñeenti doomu aadama ñoo faatu kon démb laa la wax ñeent fukk ak ñaar ñi ngi sowe taas bar bu ñu sukkandikoo ci docteur Mamadou Ndiaye lu tolloo juróom-ñeenti téeméer ak juróom-ñeent fukk ci ay doomu aadama ñoo faatoogum laa la wax inna lillahi wa inna ilayhi rajiun te jamono joojee nga xam ne nag maanaam corona gi day day tere kon ay mbooloo yooyu daje Le Soleil yéene kaa ne jàppal ne benn fan ci weeru mars 2021 gii xayma bi nga xam ne kon def nañ ko ci biir kaso yi day lu tolloo fukki junni ak benn ak téeméer ak fanweer ak juróom-ñeent laa lay wax ni ci ay doomu aadama day lañ tëj ci biir kaso yi 11139 détenus allahu akbar tribune yéene kaa ne jàppal ni góor ñi day juróom benn junni ak fanweer 6030 am la waaw téeméer ak juróom-ñetti juróom benn fukk ci ay mineur lañ ay xale yu ndaw dama ne la te loolee kat lu tolloo 4941 yoo xam ne jàpp nagandiku détention provisoire lu tolloo juróomi téeméer ak fanweer ci ñoo xam ne kon nekkuñu ay doomu réew mi ay étranger lañu yéene kaay dee média gi ne waaye réseau bi nga xam ne ay bande ca na cër Pikine Rudisque dañ doon xeex ak policier day mar di taali léegi ko yéene kaay ne xanaa xamoo leen ne damm nañ ci sax benn loxo policier mu waay sàcc pistolet ba teg ca jàpp nañ ca ñaari xale ay kon mi nga xam ne nag mooy ndeyu mbilli gi te dawal pistolet policier ba day ñi ngi koy wër kenn gisu ko te jamono jooje Sud Quotidien nee na taxawal nag plateforme bi politique bi waaw ngir jàkkaarloo nag ak président Macky Sall mi lée cay front ba ak la leen di xaar ak bari Maurice Soudieck John waaw nee na force yi yëpp daje day léegi kay est-ce que nag mën naa juri ay coalition ngir dem ci ay élection Alpha Wali Diallo consultant waaw nee na plateforme bi ay mbirum élection yooyu tax koo jug dee déedéet sénégalais daal fi mu nekk nii ku fi indiwaat wàllum démocratie ak yooyu la ñuy xaar ci ñoom te sénégalais itam dofuñu bu heure tànn jotee danañ xam kan la ñuy tànnal yéeni kaa gi ne en tout cas l'idée occasion la occasion bu rëy la sax ngir door Macky Sall ak nguuram gi lée ñu daal di wàcc occasion bi kay bu leen rëccee ñu dee rawatina nag ci wàllum élection locale yi ñuy jëm ak élection député yo 24 heures yéeni kaa ne waaye Sénégal est-ce que am na amiral bateau bi est-ce que am na ab commandant réew mi daal fi mu nekk nii dafa mel ni daa dugg ci am guddo goo xam ne nit ñi jànn xëy ba maar de daali laa la wax
waaw parce que nag yow dañoo mënta toog ba ay kër daanu ci yenn ci askanuk Sénégal gi lée ñuy doog a jugoo yaay naan dañuy jéem a contrôler béton beeg ciment beeg matériel de construction beeg te kër yi daanu nañ ci kaw nit ñi ba pare dégg yéeni kaa gi ne dama ne la dañoo mënul xaar ba émeute manifestation yu rëy yi nga xam ne kon ñoom ñoo fi amoon ni lée ñuy doog a jug naan dañuy def ay programme ci ngir ndaw yi am liggéey entrepreneuriat ñeng patiti patata exclusive yéeni kaa ne Macky Sall de ginnaaw ba mu dégloo ndaw yi ba pare day waaw ma ngay doxal de waaw parce que lu tolloo ñetti téeméer ci ay milliards la teg ci taabal ji lée ngir wutal xale yi liggéey waaw loolu weesu la déedéet termine yéene kaa ne en tout cas Ousmane Sonko day waaw mi ngi woon des médias gale ni ki kon démb seeti woon journaliste yi ak waa kër ga jiital Pastef di Ousmane Sonko ne xam nga presse bi di taskatu xibaar yi bu ñu leen attaqué day waaw sama cër tamit mooy ma dem mastawu leen bokk ak ñoom nag tiis wi ñu am Le Quotidien yéene kaa ne waaye Ousmane Sonko ak Adji Sarr mi nga xam ne kon ñu ngi continuer di wax waaw Sénégal gi yëpp ñu ngi leen doon xaar ca tribunal ba lée waaye Ousmane Sonko ak Adji Sarr lal nañ procès verbal ba ca mbedd ma de L'Observateur ne ana le secret de l'instruction Ousseynou Samba jàngalekat la ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bale waaw nee na Adji Sarr bu ko neexee wax Ousmane Sonko bu ko neexee wax ñoom maanaam loolee benn àndu lalu seenu ndodd avocat yeeg yooyee kay ak yenn ca acteur ya la ñu koy tere waaye ki nga xam ne moo tuumaalaate ak ki ñu tuumaal article 11 ci secret de l'instruction boobee du dal seen kaw de déedéet docteur Moustapha Fall day ci évidence yéeni kaay waaw nee na waa man complot bi may dégg ni lée kat moo comploté nguur gee comploté wala Ousmane Sonko comploté waa Macky 2012 day ak jigéenu Benno Bokk Yaakaar yi ba léegi ni lée nee nañ daal na mbir mi leer boog soob li ne waaye Ousmane Sonko mi lée xanaa daa bañ a jàkkaarloo ak Adji Sarr ñu def face à face corps à corps parce que Adji Sarr day sabal na ko ndënd ne ko waatal de waaye Ousmane da koo sape Cheikh Tidiane Dièye bokk ci ñuy jàppale Ousmane Sonko waaw nee na xam nga seen stratégie bi day dañ koo bëgg a lal léegi ci wàllum théâtre daal mbirum comédie ak yooyee sursaane waaye comme que tuuma yeeg weddi tuuma yeeg yooyee daa bari diggante Ousmane Sonko mi ak Adji Sarr waaw mais nañ leen def test ADN rek wax ji jeex tak exclusive yéene kaa ne waaye nag gis nga boo bëggee dégg dëgg waaw Adji Sarr day wax xam ji moo wax barki dee moo njaay ni lée tout dara Adji Sarr kàddu mi gàcceel na nit ñi di wax di bee di boppam xamul fu muy def point xamul virgule dara ci habité boo xam ne dañu ko préparé ne ko waxal lii indiwul ay preuve indiwul indice dara viol la wala rapport sexuel la dara xool journaliste yi ko neex tànn le tey mooy yéene kaa ne Adji Sarr de boo bëggee dégg dëgg waaw mbedd mi ñëpp amul kenn koo xam ne xelam dal na ci Adji Sarr Sénégal yëpp a dal ci kawam daanaka léegi ko yéene kaa ne journaliste yi nga xam ne kon nañ leen di song ak saaga ak yooyee Dakar Actu ak waa Leeral waaw appel tey bu Ibrahima Lissa Faye daal dinay porté plainte na kii di président Cissé Khalifa Rappeur Cheikh Metsu Karim Abdou Gueye Dia ak Amadou Ba ak X box boobu li ne Badara Gadiaga day bu parti réew mi waaw bàyyi na soow de mar di tali dama ne la démissionné na ci parti réew mi laa lay wax ni lée doomu Bàcci Gadiaga Allahu akbar Badara Gadiaga day waaw nee na ginnaaw ba ma defee na ci parti réew mi fukki at ak juróom benn xalaat naa xalaataati bu baax a baax man mi nekkoon membre secrétariat national day ak cellule communication parti bi waaw jàppale ne man Badara Gadiaga bàyyi naa parti réew mi bu Idrissa Seck ca jamono joo xam ne day moom soow Idrissa Seck waaw nitam yaa ngi koy bàyyi enquête yéene kaay nee na Macky Sall ci indiwaat na Karim Wade ak Khalifa Sall mi lée mbir maa ngay ñor de te Macky Sall nag loolooy njariñam de bu bañee rek moom dong mu ne fi ak keneen te bu ñu sukkandikoo ci société civile ba day waaw njiitu réew mi nee na loolee kon ubbeeku na ca bare na ngir waxtaan ca Alioune ne Macky Sall loolee ma nga ko waroon ca waxtaanu Massalikul Jinaan ba Abdoulaye Wade mu Ndiaye Cissé ONG 3D waaw nee na président daal bu bëggee day daal di mën ca saasa Direct News ne ndàmpaay yi nga xam ni kon nañu ko nar a def nag ci transport bi administration bi lan moo sabab kon sakanal gu xóot gi ñu bëgg a def nag ci dépense yi yéene kaay Fatou Gaye Faye bi ne la sabab lu ni mel day nguur gi ci boppam li muy dundee la Macky Sall kon bëgg a wàññi train de vie de l'État ba mu ko waree def daa yàgg léegi ko yéene kaay ne dama ne la 500 litres essence ñu doon joxe day ci nguur gi waaw léegi 10 litres fukk bis bu ne police ak gendarmerie Macky Sall nee na leen ngeen sakanal cay Macky waaye Macky Sall de ak lu mu fi sakanal xaalis te waxuñu ci xaalisu pétrole bii deful dara parce que suul gaz du ko tere xeeñ te 3e mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal jaajëf El Hadj Ahmed Aïdara jaajëfal leen bu baax yéen it ci teelu bi la matinale fii la ñu koy fës keneen Ndar képpe jaajëfal équipe technique bi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon altine ba jumay tey jii muy 5e et dernière incursion de la semaine doo rek ci MD Maba Didi Manivar Ahmed Ndiaye Awa Seck ba ci Chimère Diop mu nga xam ne moom moo géré woon lépp lu soxal wàllum coordination bi ak lu ñuy xeetoo Cheikh Ahmed Tidiane Niane sa tëngeec ak ki nga xam ne mooy El Hadj Mansour Seck sam papa jooju depuis sa yeen daaw dañ ñaa ñoom ñëpp dañu daan ñoom la ñuy àndal dañuy
ñuy teewlu di ñu seetaan yéen waa Sen TV l'officiel am ñu seen fay toute l'équipe de la matinale vous donne rendez-vous lundi 6h30 Yacine Seck nag fexel ba na nga teew bi moom amul benn excuse ay ca kenn dal ak jàmm gannaaw nag di leen xamal ne kon suba teel ci kanam tuuti lay am ak Asma ñam yi àndal seen émission tës si kanam tuuti ci 89.7 Zik FM ngeen ci ànd ak El Hadj Ahmed Aïdara kenn dal ak jàmm ma leen koy ñaanal te di ko sàkku si yéen jaa ngeen jëf